asalaamaaleykum mbokk yi ñu seetaan ci info réew mi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar bu baax a baax comme ni ma koy defee rek nag saa su nekk di dugg si réew mi di xool ñi nga xamante ne rek ñooy ndaanaan yi nekk ci réew mi tey nag damaa ñëw dalal koo xamante ne rek yaakaar naa doonatul kuñ leen di présenté ñu koy wax rek Serigne Mbacké Ndiaye xam naa rek sans tarder rek dama koy bàyyi rek mu nuyoo ak mbokk yi ñuy seetaan monsieur le ministre ñu ngi lay nuyu di la ziar di la jox sa wàccuwaay. waaw soxna Rama maa ngi lay fay di nuyu mbokk internet yeeg ñi nga xam ñu ngi seetaan ñëpp ci biir réew mi ak ci bitim réew di am mbégte dalal leen lool nag ndax comme sama ay dëkkandoo ngeen en plus ñu mën a waxtaane loo nga xam ni ñu ngi ñaan yàlla mu nekk njariñu réew mi dëgg la ku ñu dégloo naqari nga jéggal ñu ko suñu yéene mooy wax luy defar dëgg la alors ginnaaw bi nga nuyoo ba pare rek ñu lay sargal bu baax rek encore di la jox sa wàccuwaay ñu ñëw rek ci waxtaan bi fi ñuy njëkkee rek mooy li nga xam ne rek moo xew ci réew mi actuellement muy troisième vague bi nga xamante ne ñu ngi koy dund gis nañu li nga xamante ne rek mu ngi koy def si réew mi ravage yi nga xam ne mu ngi koy def di rey ay doomu aadama nit ñi sonn lool tey fi ma bëgg a ñëw rek mooy lan moo si tey responsabilité président de la république ci sa gis-gis ak li nga xamante ne askan bi ñu ngi ko si duut baaraamu tuuma ci li nga xam ne def na ko fi bu yàggul muy tournée économique bi nga xam ne def na ko bi mu ci jógee rek dañoo nemmeeku kaay yi gën a yokku et tout ça ñu ko si duut baaraamu tuuma bu baax a baax tey yow lan nga ñu si apporter comme gis-gis. waaw mënoon ngaa jékkee foofu rek ndax foofu nga jëm si woon wiiri bi yëpp jaru ko mais xam nga nag il faut que nit ñi sérieux sérieux mooy wax lu jub wax lu jaadu wax lu nit mën a dégg sérieux mooy bañ rek lu nit wax ñëpp topp ci di wax di waxaat parce que bu doon ni tournée yooyu ngeen di wax moo indi fi moo fi indi mbas mi kon mbas mi ca biir réew mu fa ab Macky Sall demoon foofu lay am mais foofu pratiquement amu fa ndakaaru gi nga xam ni moom defu fi tournée mais lu tax ñi doon def ay rassemblement ndakaaru waxu leen. mais jël nañ fi ay nit def leen si ay kaar yóbbu leen. gisoo ko kenn gisu ko. kenn gisu ko xam nga man mi waxee yow ni par expérience lay waxe du wax lu ma neex du wax man amuma ay parparloo mën naa nag dara xew ma ni kii laa àndal kii laa sut damay soutenir Macky Sall c'est très clair mais du ma soutenir nit ci lu dul dëgg du ma soutenir nit ci lu ma gëmul ndax nit mënumaa wan lu ma saf nit mënumaa jox lu ma jaaxal nit mënumaa sexal lu ma yëg olof yi dañuy wax ni ku war ñay ba wàcc loo warati du la saf donc amuma intérêt di waxal kenn loo nga xam ni du li ma gëm gisu leen benn doomu aadama boo nga xam ni contrairement ak li nga xam dañ leen def ci ay car mais ku xam lan mooy mobilisation nga xam ne ay nit kenn mënu leen dugal ci ay car di leen maintenant. si politique bi dañ non mënul nekk dama lay wax rek mënut a nekk. mën nga nekk peut-être ci biir Ndakaaru diggante koñ ak koñ ay nit am mobilisation ñuy jóge fi dem fële c'est possible. mais dëkk ak dëkk c'est pas possible. ce n'est pas possible. lu leer laa lay wax te tegal cahier ñu calculer mathématique lay def. boo jëlee un bus de 30 places nga jëlee ko Ndakaaru yóbbu ko Matam bus boobu da nga ko fay au moins 200 à 300 000 francs mu yóbbu la 30 personnes lay yóbbu la ngay dépenser ci benn bus mën nga ko dépenser ci 20 bus jëlee ay nit ci dëkk yi nekk biir Matam wala biir Tamba indi leen fa nga defee sa rassemblement bu dee ni mobilisation bi bëgg a def amul sens te li doy waar ci réew mi ku nekk à l'opposition li ngay critiquer ñi nekk au pouvoir boo nekk au pouvoir moom ngay def ñoom it ñu di la ko critiquer c'est pas bon nit da ngay dox ci ay principe tey bu ma neexee ànd ak Rama suba naa ànd ak Aïda ginnaaw suba nga far ak Ablaye mais li nga gëm warul mën a soppeeku mënuma téye micro bi parce que dama ànd ak yow ni dafa xonq suba ma ànd ak Ablaye ni micro bi dafa weex mënta nekk donc bu ñuy def raisonnement normal moment bi Macky Sall def tournée ci biir réew mi am na ñu doon def ay manifestation biir Dakar lu tax ñooy dugg leen jox baaraamu tuuba pourquoi te moom fa mu dem Covid bi amu fa fi mu demul te ñeneen nekk foofu la Covid bi am kon kenn mënu ko ci tuumaal. deuxièmement monde entier Sénégal du réew moom da nga koy coqati génne ko ci àddina bi Sénégal ak réew àddina yëpp ñoo yem. tey demal États-Unis demal France demal Russie partout dans le monde troisième vague bi mu ngi def ay ravages ba am na ñoo nga xam sax duggaat nañ ci confinement te réew yi ñooñu ëpp doole ñooñu ëpp la lépp donc problème bi nekkul foofu problème bi mooy responsabilité personnelle la
kenn ku ci nekk da nga war a jël sa responsabilité. gérer parce que ku dee yaay ñàkk di ak sa njaboot. yaay ñàkk sa bakkan sa njaboot di la jooyal. am na ñu fi doon wax naan vaccin yi baaxul. du ñoo jëkk di vacciné wu. donc loolu dafa doy rek pour wane ni lii ñu lay wax ni gëmuñu ci dara. il faut éviter nag di wax uniquement pour wax di wax pour des raisons politiques. parce que intérêt réew mi bu taxawee. askan wi menacé wu ci pandémie je pense que war nañ fàtte yenn détails yi. di jéem a seet naka lañ mën pour génn ci man ci loolu laa nekk. d'accord alors fi nga daanelee dama bëggoon ñëw ci kanam ci loolu mais comme laal nga ko nañ ci dugg rek muy kaawu ki nga xam ne mooy Ousmane Sonko gis nañu mu def sortie wax ci vaccin yi. waaw mais waaw da nga ko boros rek. boros ma kenn. attends. man da nga ne ana ñu doon wax vaccin yi baaxul Ousmane Sonko moo fi waxoon vaccin yi baaxul. dégguma moom honnêtement. d'accord très honnêtement dégguma moom wax bi may wax loolu sax. suñu benn jaraf laa doon waaj a tooñ parce que moom laa déggoon mu di ko wax bari ki dem ma gis ko mu naan maa ngi nii di ñàkku. bon bu dee wax na ko ci la bokk. waaw d'accord alors kon wax na ko donc waxoon na gisoon nañ fi mu waxoon ni vaccin yi nouvel ordre mondial bi ñoo ko créé pour wàññi ñi nga xamante ne rek ñooy africains yi ñu gis ko mu génnaat. waxaat ni na nit ñi ñëpp dem vacciné wu ñaari discours yooyu tey nan nga koy jàngatee. yu contradictoire yooyu. jàngat mooy li ma la wax léegi. xam nga nit. da ngay moytu bu la vaar dabee nga sëkk. te nit mënu wax ci loo xamul malheureusement Sénégal muy dëkk boo nga xam ne tey bu làmb amee nga tàll nit micro ku mësul bëri mësul dem làmb. xamul sax temps réglementaire làmb ñaata la nga tàll ko micro mun la Balla Gaye dina def lii kii dina def lii bu ko defee nangam bu match équipe nationale de football ñëpp doon entraîneur lu mënti xew ñëpp doon ci ay spécialiste te loolu moo jaaduwul gis nga bi mbas mi kamee jëma jël sa xaw Ousmane Sonko déggu moom loolu mu wax mais c'est extrêmement grave mais man yàlla dafa dogal am na ñoo nga xam dama noppalu nag am na ñoo xam dootuma leen déglu dégg nga fii ñoo nga xam ni ay musiciens lañu ñu nekk ay politiciens ñu nekk ay mbëru làmb ñu nekk leneen bi ñu indee affaire vaccin bi ñooñu ñoo lay defal démonstration vaccin bi baaxul parce que lii man dama lay wax dugal fii nga Philippe Maguilène Senghor bi ma demee di vacciné wu docteur Karim Diop ni ma ban vaccin nga préféré ma ne ko man xàmmewuma Nivaquine ak paracétamol loo ma vacciné ma dem mais ku feebar ci ñun da ngay dem hôpital ñu consulter la médecin bi lay consulter doo ko ne bindal ma garab sàngam garab ba mu la bind xamoo fu mu jógee donc daf leen di neex rek ñu war a ñu woy vaccin bi baaxul parce que nangam ña doon wax ni baaxul ñëpp tey génn nañ ci donc encore une fois loolu ay déclaration yoo xam li nit di wax démagogie wax lu nga xam gëmoo ci dara pour sa intérêt bopp mais nag ñu bañ a fàtte ni Sénégalais yi dofuñu gis nga ñun ñu nekk ci langue politique bi ñi politiqueul ñoo ñu ëpp xel fuuf ñoo ñu gën a xam lu xew ci réew mi da ngay wax ni ñu ne tekk di la déglu te ñuy voté dëgg nekkuñu ci ay réseaux sociaux nekkuñu ci télé nekkuñu ci rajo nekkuñu ci ay journaux xam nañ li ñu xam gëm li ñu gëm bu élection jotee ñu dem wotal ki ñu donc kuy wax ak ñu mel da ngay def très attention donc déclaration mel ne comme li nga wax nii bu deen Ousmane Sonko moo ko wax c'est une déclaration extrêmement grave te dama doon xaar nag yéen ñi nekk ci presse bi bu waxee lu mel ngeen taxaw dénoncé ko comme keneen bu waxee lu dul noonu ngeen taxaw dénoncé ko bon mais malheureusement voilà du ngeen ko def. ah mais ñu ngi koy wax nii ñu ngi koy waxtaanee. non da nga ma laaj waaye dénoncé woo ko c'est pas la même chose te comme on dit les faits sont sacrés mais les commentaires sont libres. bu dee ni moo ko wax nga teg ko ne lii moo ko wax. am na jàngat boo nga xam ni. peut-être dama lay provoquer noonu sax en le disant. mais am na jàngat boo nga xam ni ñëpp ñi nga xam dañ nekk ni war nañ ko ci mën a def. alors ba tey ci Covid bi rek ñu gis ne aussi est-ce que instant bi nii gis nañ ne hôpitaux yi fees nañu et tout ça Covid bi débordé na ci réew mi tey est-ce que tey gérance bi nga xamante ne moom la ñuy gérer Covid bi est-ce que gérance bi jaar na yoon aussi. mais àddina bi yëpp ñëw ni jaar na yoon organisation mondiale de la santé ni jaar na yoon Afrique yëpp ni jaar na yoon ba ñuy wax le modèle sénégalais donc wax ji du loolu mais jëlal fu mel ni États-Unis encore une fois jëlal France jëlal Belgique jëlal Allemagne jëlal Italie jëlal feneen ak feneen mais dañu dem ba hôpitaux yi débordé waxuma la ñun par contre dañu war di saluer effort yi nga xam ni personnel de santé ñi ngi koy def dégg naa kenn ku wax ci rajo yi naan je pense même c'est un docteur naan li yàq xeex bi ñuy xeex mbas mi ay politiciens ñoo ko ngar daje ban politicien moo ci ne aucun politicien nekku ci aucun
je défie quiconque mu wane ni tel politicien moo ko ngar dajoo. Il y a un ministre de la santé état bi lay représenté à part moom ñi ko entouré ñëpp c'est des spécialistes de la santé donc loolu je pense que déclaration yu mel noonu dañu koy war di ñaawlu parce que dafay démoraliser te gis nga bu ñu nekkee ci jamonoy xeex jamonoy mbas jamonoy guerre am na ay position bu ko nit defee kaso la ko war a dem am na bu ko nit mën a takk di ko wax di démoraliser di démobiliser ay nit alors que ñi ngi xeex loo nga xam njariñu askan wi la kooku kaso la mérité heureusement d'ailleurs pour ñenn ñi état bi ñu yoree l'état laisse faire mais man am na loo nga waxuma le président de la République mais si j'étais ministre de l'intérieur il y a certaines déclarations boo ko defee dans le situation doo faram sa kër booy boo ñu ni dictateur nga booy boo ñu lu la neex mais su international taxawee nit ki dañu war a denc seen intérêt personnel te bëri na ñu ci wax ñoo nga xam ñëpp si nii fu bopp rek ñu wax man xam naa benn waay boo nga xam ne bi mbas mi commencé daf ni moom am na ay oto yu mën a transporter maladie nañ ko jox exclusivité marché boobu ministère de la santé bañ pourquoi mu bañ parce que hôpitaux yi dañu am ay ambulance bu ñu demoon ba ambulance yi mënatuñ jël malade ñu sëgg wut beneen pexe kooku mer depuis boobu début bi ba léegi lépp lu ñu def lu jëm ci mbas mi mu jëm ko yàq am na keneen kooku dañ ko joxoon benn programme national ministère de la santé mu lekk xaalis bi ñu def inspection jàpp ko mu remboursé jusqu'au dernier centime kooku lu ñu wax tey mu xëpp ci suuf te pourtant bu ñu meloon ni moom ñi xam ñëpp bu ñu meloon ni moom dañ naan ko diw yaa fi def nangam ak nangam mais du loolu mu am solo li am solo mooy def éveil des consciences sénégalais yi xam ne réew mi ñun ñëpp ñoo ko bokk Masamba moomu ko Mademba moomu ko te ñu bëri ñuy wax ñoo nga xam ni ñi ngi wax lu yàq parce que wóor na leen ni ils sont protégés wóor na leen ni bu réew mi doon tàkk tey ñu daw dem seen yoon mais ñi nga xam ne mënuñu dem mënuñu génn fenn réew mi dañu am seen i doom seen i jarbaat seen lépp fii lañ ko amee teraanga bu ñu am néew ko bari fii la nekk ci biir réew mi je pense que ñooñu waruñu accepter ay nit di leen manipuler dëgg la alors tey li ma bëgg a laajaat leneen rek mooy tey est-ce que tey mesures yi nga xamante ne tey war nañ ko jël yëpp ci période mbas bi est-ce que jël nañ ko yëpp ni mu waree non jëluñu mesures yëpp parce que li may wax nag du sama xam-xam bopp dama dégg démb je pense que RTS ñoo doon def benn reportage ci centre yi mu am benn spécialiste benn docteur dama fàtte turam mu di ko wax muy wax ni par exemple mën nañ jël fu mel ni Arena Tour transformer ko def ko benn centre bu ñu yóbbu ñi feebar loolu dana tax sax ñenn ñi jóge ci biir réew mi ñu mën leen yemale foofu fu mel ni gare des pèlerins bi ñu def ko lu mel noonu donc joxe ay exemples yoo nga xam ni war nañ ko ci mën a def ñaareel ba jàpp na ni mbir dina egg foo nga xam ni liw dafa am lu war gouvernement bi te defagu ko mooy fexe ba ñàkk yi mat te ñàkk yi matagul doyagul bo mais su fekkoon ne ñàkk yi doy na damay wax ne nañ jël ñu mel ni militaires yi boole leen ci liggéey bi ñu am taxawaay boo nga xam buñ ko ci amee yaakaar naa ne ñàkk yi dana gaaw am na leneen loo nga xam ne it proposé naa ko maanaam forcé nit ñi ñu ñàkku non doo leen forcé parce que nit ñi mënu leen mais ci li may jëm nii mooy indi forcé bi ndax wax naa ko il y a 2 mois ministre de la santé bind naa ko président de la république wax ko jamono yooyu ni ko kenn mënul forcé nit ñi waaye nag mën nañ ne balay nit a dugg ci làmb ji ñàkku balay nit a seetaan nawetaan di nga ñàkku bala nga dugg ci restaurant bala nga dugg ci boîte de nuit bala nga dugg ci car de transport di nga ñàkku bu ñu ko defee ñëpp dinañ ñàkku mais loolu nag pour ñu def ko aussi il faut que ñàkk yi mat il faut que bërëb yi nga xam ne nit ñi dañ fay ñàkkoo aussi gën a bari mais dañuy rafetlu parce que gis nañu par exemple lu jëm ci oxygène bi ñu ne état bi jël na ko en charge di ko fayal boppam gis nañu jeunesse bi surtout dama leen di wax ne ni leen ñaw c'est bien fait pour vous parce que bi affaire bi soo ko commencé dañu leen wax ne mag ñi lay lor bu ñu leen ne xale yi dem leen ñàkk ko ñu bañ toog leen ci kër yi ñu bañ raxasu leen ñu bañ léegi nag comme gis nañ ni ci ñoom la affaire bi wëlbatiku centre boo dem ma nga fees dell ak jeunesse mais loolu aussi dañ koy rafetlu que vraiment ñooñu am prise de conscience boobu mën a dem di ñàkku ji en masse je pense que loolu lu am solo la maintenant li ci des mooy ñàkk baax na baaxul nañ dem bu ñu dem fépp la am dans le monde foo dem ci àddina bi même France boo déggee dem na ku mel ni ba docteur Raoul par exemple dem nañ ba di ko porter plainte c'est vrai donc c'est un débat boo nga xam mënul ñàkk mais li ci am solo mooy nañ ko bàyyi ak ñi ko moom dëgg la scientifique yi ñoo ci mën a wax waaye koo nga xam ni yow xàmmewoo
benn garab bu jokkoo ko mënoo ko xàmme. boo bëggee taxaw di wax ci ay ñàkk aussi da ngay wax pour yàq. mais vraiment amuloo ci benn xam bu war a tax nga di ko. d'accord wax nga léegi aussi si li nga xamante ne rek mooy oxygène bi aussi am problème boo xam ne am na ci muy docteur Niang defoon na benn déclaration wax ni que oxygène bi dañ koy jaay accuser ministère public directement donc bi loolu amee aussi gis nañ ne ministre de la santé porté na ko plainte nan nga jàngatee mbir moomu tamit. mais c'est normal. c'est normal mooy li ma doon wax léegi ni la dafa am foo xam ne réew bu fa tolloo. am na loo xam même bu doon dëgg. je dis bien bu doon dëgg waroo ko wax. wala boog wax ko ak ña nga ko war a waxee. rawatina bi mu dul dëgg. démb bi ñu ko convoqué gendarmerie fan la mujj. dama ko dégg diw laa dégg mu di ko waxee. diw laa dégg ni jënd na ko ñu laaj ko kooku ni man kër Chine laa jëndi produit ma yor jëndee nga ko wax Sénégal. donc loolu kilifa daf koy moytu. mooy li ma la wax ci njëlbéen dafa am ñoo xam ne lu leen tax a jóg lépp mooy yàq. te amul njariñ. amul njariñ donc attitude bi ministre de la man dama jàpp ne sax attitude boobu dafa nooy waroon na mën a gën a dëgër parce que am na loo nga xam ne kenn du ko taxaw ci am réew ñu toll fenn fi nga mën a taxaw wax loo nga xam teguloo ko fenn ñu convoqué nga naan damaa feebar ak damaa yore 100 malade su ma demee ku leen di faj ak di wut ay certificat médical jaaduwul. donc il faudrait que nit ñi am plus de responsabilité. boo demee bay wax da ngay jël say responsabilité mais mënoo wax lu toll noonu ci am réew. ba pare ñu te gis nga Sénégal dafa doy waar su ci ministère de santé waxul woon dara ñu ni kon dëgg la. mu porte plainte ñu ni jarul woon muy porte plainte fu ñu jëm donc il faut ku nekk assumer sa responsabilité. def li nga war a def commentaire yi ñu def bul ko toppatoo. l'essentiel mooy li nga def na nga ko gëm. na nga ko def te jàpp ni yoon wi nga jaar mooy yoon bu baax. d'accord alors kon ñu génn ci li nga xam ne mooy troisième vague bi rek dugg ci leneen ñu ñëw ci li nga xam ne rek mooy élection locale yi gis nañ ne ñëw na et en plus gis nañ ne président dafa waxoon ni na ko ñëpp déglu pour affaire mairie yi mais gis nañ ne ku si nekk yaa ngi poser sa candidature par ci et par là est-ce que loolu tey mënul indi benn réero wala benn problème ci coalition bi. non c'est très bien que ku nekk wane sa bëgg-bëgg. c'est normal. examen bu amee ku nekk da ngay doon candidat. mais li am solo mooy moom mi nga xam ne moo war a décider. dëkk bu foo nga xam ne nit ñi dañu dajaloo am conscience ni diw lañ bëgg amul problème. mais foo nga xam ne déggoowuñ ci seen biir man li may wax ñëpp moom la mooy loolu mooy su président décidé na ñëpp topp ci ginnaaw ki mu décidé wante nag xam nañu jikko yu ñun suñu gars yi da ngay ñëw ci benn koñ. wala ci benn dëkk ñu ni diw mooy candidat bi. bu bëccëgee ñëpp ànd ak moom. battre campagne bu guddee. fu ngeen jaaral fan ni say nit bu leen ko wooteel. moo tax li mu appel bi may lancer président mooy dëkk bu mu ci mënti doon ña fa nekk ay candidat ku ci nekk xam nañ fan mooy sa fief. kenn ku nekk dañ la war a jox mission spéciale damay jël cas bu mel ni Médina. parce que mooy ci Ndakaaru cas yi ci gën a frappant ci la bokk. parce que boo demee Médina ci ñi nga xam ne ñoo far ak président ku mel ni Cheikh Ba ma nga fa. waaw Seydou Guèye ma nga fa. même Youssou Ndour ma nga fa. Pape Ablaye Seck ancien ministre ma nga fa. Eva Marie Coll Seck ma nga fa. bari nañu. bu président tànnee il est normal que am ay nit yoo nga xam ne duñ ci kontaan. d'accord. mais même bu dee ni kontaan nañ ci damay wax président ni ko kenn ku ci nekk fay basam na fa dem battre fa campagne organiser élection yi suivre résultat indi ko teg ko ci loxo président parce que bu dul loolu ku ñu mënti tànn ñeegi da si ñoo jaar ci ginnaaw di la xeex. mais dafa am lu am solo ci mbiru élection yi damay toog ba ak ma ni ban façon opposition la ñu am ñun au Sénégal parce que da ngay dégg ñu ni les primo-votants ñi amul carte d'identité nañ leen bàyyi ñu inscrire ak. ci laa doon bëgg a ñëw voilà vas-y. c'est très grave. mais ñi koy wax li tax ma di leen comprendre xamuñu Sénégal fu mu jaar ci démocratie ba egsi fii man nag yàlla daf ma suturaal boole ma ci ñi nga xam ne dañu doon xeex jamono yi nga xamee ni extrait de naissance dañ ko daan bindoo. extrait de naissance dañ ko daan voté. jamono yi nga xam ni électeur bi daawuñu ko identifier. de sorte que jour élection. da nga daan gis góor yore carte jigéen. jigéen yore carte góor. nga gis ko am fukki at ak juróom matul wote yore carte mat fanweeri at ñëw di ko wote. li ko waraloon mooy code électoral bi waxul woon ni électeur bi bu ñëwee ci bureau de vote dafa war a joxe pièce d'identité pour ñu identifier ko ñu ànd ak président Abdoulaye Wade yal na ko yàlla may gudd fan ak wér gu yaram. li mu def ci démocratie Sénégal kenn mënu ko wax. dëgg la ñu ànd ki di xeex guddeeg bëccëg suba ngoon ba loolu deñ bañu ni léegi sooy bindu. da ngay am carte d'identité ngay bindoo. ou bien benn pièce boo nga xam ni
tey boo demoon banque di ci jël xaalis parce que vote moo ëpp importance retirer xaalis à la banque. pièce boo mënul retirer xaalis banque waroo ko mën a voter. donc bu ñu demee ba tey opposition boobu di wax ni nañu voter nañu bàyyi ñuy inscrire ak ay extrait de naissance. alors boo inscrire extrait de naissance jour élection jot amul carte d'identité nooy def ñu waxaat ni bàyyi leen nit ñu voter extrait de naissance te bu ñu ko bàyyi xam nga fu ñu mujj. dañ naan Macky Sall comme moo contrôler maire yi wax na ay maire am ñuy defar ay faux extrait pour inscrire nit ñi fa la ñu jëm. donc il faut qu'ils arrêtent bu ñu xamul l'histoire politique de ce pays nañ ko jàng ay nit dañ ci xeex ay nit tëdd ci kaso ay nit ñàkk ci seen bakkan ay nit ñàkk ci seen liggéey ba lii ñu am tey ñu am ko sur le plan de la démocratie te ma gëm ni de 93 bi ñu amee code consensuel lu 92 ba fii ñu toog di wax kenn mënul sàcc ay élections au Sénégal ku bëgg a gañe demal ci nit ñi mais ay wuruj ay njuuj njaaj ay dugg ak génn du tax a gañe ay élections donc nañu arrêté di wax naan nañu bàyyi xale yi bindu ak extrait de naissance parce que bu ñu ko bàyyee ëllëg si biir moom la ñu tax ne wéy diw ak diw ak diw wala ña ngi ci mairie ba defar nañu faux extrait de naissance moom la xale yi est-ce que moo tax ñu gañe leen non le jeu est clair ku amul carte d'identité mënuloo inscrire sur une liste électorale en tout cas moi c'est telle est ma position te loolu mooy yoon mu nekk également sur le code électoral. dëgg la alors kon loolu tamit leer na fi ma bëgg a ñëw rek mooy affaire ki nga xam ne mooy kilifa cas bi nga xam ne dégg nga ko problème bi mu am ñu koy accuser trafic de visa donc mu am ay vidéo tamit yoo xamante ni génn na ci tey fi ma bëgg a ñëw mooy tey kilifa tey yow nan nga gisee tey cas boobu parce que kilifa dafa nekk nit koo xamante ne tey mën nañ ne tey dafa doon xeex injustice bokk ci benn mouvement boo xamante ne mi ngi tudd Y'en a marre doon activiste ci réew mi Sénégalais yëpp amoon fi ñu ko teg donc mu ñëw génn foofu mu jaaxal ñu bëri tamit am yu bëri yoo xam ne yee na ko tey nan nga gisee cas boobu. d'abord da nga wax ne accusation la. xam nga nit ku ñu accusé nag. man mënuma ne. dëgg la mënuma ne. mais dafa am ay vidéo yu ñu génn étude voilà donc parce que lu nekk dañ ne lu yëngu la ko ëpp doole. loo nga xam ne maîtriser wu ma ko mënuma ci sori. par contre damay wax toujours ni nit ki nañu def très attention ci bu ñuy wax. parce que na ma ko yàlla baal ci ni ma koy wax ak ñi ma ko war a wax. mais amul benn doomu aadama buy dox ci àddina te la ngay def lépp boo sañoon nit ñi xam ko doomu aadama moo lëndëm yàlla rek moo xam yàlla boo ñu sàkk ak suñu qualité ak suñu défaut de sorte que booy wax ak askan wi dafa am noo war a waxee. dafa am noo war a comporter ba nga xam ëllëg ki si biir. même parce que loolu mën na doon erreur bu dal nit mais ëllëg ki si biir bu doon erreur boobu dal na sax nit ki dana ko mën a baal mais boo xoolee cas boobu ak yeneen cas yu am ci réew mi. yoo nga xam ne coono bi ba bàyyi. surtout boo gisee li tax ñi muy dal sénégalais yi duñ leen ko pardonné. mooy li ñu doon jaay sénégalais yi la. man na ma ko yàlla baal ni ma koy waxee. maa ngi waxtaan ak sama benn xarit un ministre mun ma diw xam nga ko maa ngi ko mun ma du julli du woor gëmul yàlla gëmul yonent ak leneen lu ñu mën a nekk mais kenn du ko ci critiquer parce que dundam la. woowu ci kenn. xëyul du sol ay grand boubou yu gudd yor ay course di woon nit ñi yàlla nee na yonent bi nee na. alors que la muy def sore nag loolu. donc encore une fois il faut que nit ñi def très attention. ci seen i comportement commencé ko ci man mi waxee jow ci seen i discours. parce que nit ñi bu fekkee da ngay saa boo xëyee jàkka ji yaa fay jëkk yaa koy ubbi yaa koy tëj yaa fi gën a mën ne yàlla nee na yonent bi nee na. buñ la jàppee en flagrant délit ci yenn yi dafay doy waar. par contre bu dee ne xëy na yaa ngi ci mener sa beneen vie. même bu dee ne am na erreur boo def dans la vie c'est vrai duñ ko cautionner. nit ki duñ ko cautionner mais am na reproche du ñëw rek. donc encore une fois li ma ciy jàpp man de manière générale te du loo nga xam tey laa ko ma sax du tout le temps dama ko doon wax. il faudrait que nit ñi def très attention dans le discours. parce que yàlla moom. li ñu ko wax tey yàlla tey ji xale bu góor la. li ngay wax ni léegi daf lay àtte léegi ci kanam nit ñi. y a beaucoup de cas yoo nga xam mën nañ ko fi citer. ñoo nga xam ne xëy na amoon nañ benn discours mais demuñu un an yàlla wane ni kii kat la gëmu ko. lii mooy son véritable visage. donc loolu laa ci mën a wax en tout cas dans cette affaire là. bu dee ni moo def na jéggalu askan wi. bu dee ni moo def na jéggalu askan wi. bu dee ni deful mu joxe firnde ni deful. voilà. d'accord alors kon yaakaar naa loolu leer na ñu bàyyi la rek nga tàggoog mbokk yi nga xam ne ñooñu doon seetaan di la jaajëfal encore di amoon mbégte lool ak kontaante toog ak yow jotaay vraiment.
waaw jërëjëf mooy dellu ni ma waxee rek dellu sant leen parce que liggéey bi ngeen di def liggéey bu jafe la. et pourtant lu mënta ñàkk la. parce que communication moo yore àdduna. communication moo yore réew. gis nga tey rek maa ngi koy wax ci benn rajo de la place. parce que dafa am ay nit yoo nga xam ne dañu doon téléphoné di wax ni bi mu tawee. ñoom fu ñu dëkk ndox mi daf ko yàq ba mënatuñu génn. li indi loolu mooy ay travaux yu gouvernement bi tàmbali te eggaluñu ko. ma wax leen ni leen diggante fi ngay lii nga sol nii. bu ma ko doon summi di sol leneen fokk yaramu neen am ci diggante bi. waaye ñi ngi ko siqal da ngay wax ak ñoom. soo waxee ak ñoom population bi xam ni projet bii ngay defar. ñaari at lay durer pour mu pare. ci diggante bi ñaari nawet dina fi am. léeg-léeg ñu jox projet benn entrepreneur. ci biir réalisation mu am retard. état dina ko nangu sax léegi sax ñu pénaliser entrepreneur boobu jox ko keneen. donc xam nga retard am na. mais retard boobu da nga koy expliquer Sénégalais. ni leen kat yéen waa Biagi wala yéen waa Yoff maa ngi jégalu. ndax projet bii ñu waroon def ci juróom-benni weer. nangam ak nangam rëq-rëq am na ci ba tey weesu na juróom-benni weer te xam naa ne nawet bi dina fi jaar ci diggante bi. bu ko defee nit ki danañu comprendre. Sénégalais yi compliqué wuñu. mais da ngay wax ak ñoom parce que ay nit mënoo leen a diriger. mel ni même xar yi nga diriger sax leen di jubale ci yoon. waxuma la ay nit. donc mënuloo diriger ay nit doo duñu la xamal doo leen xamal. ba pare nga bëgg réew mi mën a dox mënta sotti. donc je pense que foofu daal foofu moo am ay difficultés yoo nga xam ni yéen a ngi ci def li ngeen mën. c'est vrai il faut le reconnaître. La presse joue un rôle extrêmement important. ci démocratie. ci développement réew mi. ci sport réew mi ci lépp ñu ngi ciy jouer un rôle important. jafe na. parce que li ngeen di liggéey lu mu baax benn jour boo defee benn erreur rek mu mel ni mosoo def lu baax. dëgg la loolu donc c'est très difficile moo tax damay tout le temps dama leen di encourager. vraiment di leen ñaanal yàlla na ni yàlla jàppale yoon wi bari na ay pakk. waaye yàlla def ba ngeen mën ko jéggi. amiin alors muy noonu mbokk yi ñi seetaan tey nag ñu indi loolu leen rek ki nga xamante ne mooy Serigne Mbacké Ndiaye dégg ngeen nag waxtaan gi nga xamante ne rek séq nañ ko ak moom comme ni ma koy waxee rek toog ak moom rek saa su nekk rek mën naa ne tey dinañ ci dinañ ci jëlee tamit jàngat yu bëree bëri ñu koy remercier bu baax a baax rek ci disponibilité bi di remercier mbokk yi nga xamante ne rek ñooy bàyyi seen lépp saa su nekk rek di ñu seetaan di gërëm Fallou Mbaye sama caméraman bu baax a baax di leen wax rek beneen yoon lay doon ci yeneen i jotaay rek yu am solo comme niñ koy tàmm di def ak yéen jërë ngeen jëf merci beaucoup